mais li ma doon wax rek mooy nii buñ koy topp ci jikko lañ koy toppee ndax dafa nekk lu tubranke lool ci jamono ji bu demee ba booy wax safaan booy wax naka sunu noonu booy saaga sax ñu teg la ci rab sàppe yu njëkk ya kon nga xam ne jikko dafa tubranke te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla taggewu ko dara lul jikko waaw wa innaka la ala xuluqin azim kon yàlla subhanahu wa taala buy tagg yonent bi jikko la ko taggee kon jikko jooju moo nekk ci jëmm ji fa tabarakallah xam naa wax sax ci ëpp gënul li gën moom mooy ñu di ko ñaanal yàlla guddal fanam may ko wér defal ko defal ñu ko defal ko mboolem julit kon Cheikh Ousmane comme yaa yor programme bi ñu delloo la micro bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. ñuy gërëm mbokk yi ci tertu bi am na solo. ñuy ñaan rek yàlla may ñu xàmmee ndax fonkeel dafa am solo ndax day jur njëriñ xàmmee am solo ndax day indi xéewal yàlla na nu yàlla boole may ñaar yëpp ci sunu diggante ak sëriñ bi ko defee ñu taaxirlu tuuti rek incha allahu ñu taaxirlu tuuti rek incha allahu dafay dugg nag ci programme guddi gi. بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم مكي جناب سنت برم سبحانه وتعالى جل شيئا عليه الصلاة والسلام ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkale di leen ziyaara di leen baalu àq di ñaan borom bi subhanahu wa taala yal nañu yàlla boole baal ñu ngi sant borom bi subhanahu wa taala waxtu wi daanaka daaw la ñu ñaanoon borom bi subhanahu wa taala fekkee ko waat te kenn bañ a manqué kenn bañ a tawat mu mel ni yàlla defal nañu ko delloo si waat nañ fi te kenn manqué wul yàlla nañu yàlla defalaat déwén ñu dajawaat fii te kenn du manqué kenn du tawat ci mbaaxam ak yërmande yomb na yàlla yal na yàlla def ko ñi ngi gërëm mbokk yëpp mbokk yi ci wàllu dara ci wàllu diine ci wàllu aada ak dëkkandoo yi am di jàmm yi xarit yi soppe yi yëpp danañ ci dellu si waat dañu jël kàddu balaa ñuy tàmbali ndax dafa am suñu kilifa bu fi teew di suñu mag di suñu soppe ñu bokk dara te yàlla dogal yaramam sutan ci toogaay bu yàgg bi daf koy sonn moo tax ñu bëgg rek sànni ay kàddu ñu noppee rek Ousmane jàngal ñu discours bi ñu doog a dellu si waat nag dugg ci liggéey bu baax incha allah kooku mooy suñu mag ñu ngi toog yàlla dogal ci moom mu nekk kilifa diine soxna nu ni kunta
di mag ci ñun yaakaaruma woon sax teewaayam ndax tawatam waaye gis nga ànd ak loolu yëpp forcé na ba ñëw ngir ñu bokk dundal guddi maamam Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na yàlla saafara tawatam, yal na yàlla guddal fanam, yal na yàlla barkeel dundam. ki topp ci moom di sunu mag Alhaji Abdou Camara mu ngi nii toog moom tam yaramam mayu ko ko waaye gis nga at bu jot day ñëw ànd ak mbégte ñëw ànd ak njabootam yëpp fii lay fanaan ak ñun ba guddi gi jeex mu doog a dellu ànd ak di woote di sant waa daara ji di leen ñaanal am cofeel lool ci daara ji moom Abdou Camara bi yàlla def ci moom mbaax bu yaatoo yaatu muy ku bëgg njaboot te uuf njabootam nangu sonn lool ci njabootam yàlla ko yàlla fay te xam ngeen am na ay place ay bërëb ci aljanna julli du ko maye woor du ko maye toppatoo say njaboot rek moo tax nga mën a am bërëb boobu yàlla nag bëgg na lool ku toppatoo njabootam toppatoo njaboot mooy teg leen ci yoonu siraatal mustaqim jàngal leen yiw jàngal leen wax yiw jàngal leen jëf yiw Alxuraan wax na ko yàlla wax na ne na ngeen góorgóorlu ba ngeen sobe ngeen muccale seen njaboot ci lan mu ne lakku safara kon naka ne sàggane sa njaboot dana jural njaboot ga yomal xiyaam yàlla buggal leen yan nañ ci yàlla musal yaa ayyuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naar moom yàlla dimbali na ko muy sonn lool ci njabootam ka topp ci moom mooy al ustaaz Alaaji Camara mi ngi nii toog moom itam xam ne moo ñu yar moo ñu jàngal moom ustaaz Alaaji Camara nekk koo xam ne modèle la moom wax dëgg yàlla dafa am jikkoom bu am solo maa ngi koy waxtaan ak Sali ak ustaaz yàlla ko defal loo xam ne Jibril waxoon na yonent bi alayhi salaatu wa salaam bokk na ci li mu ñëwee doomu aadama wala waa kër yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy jikko jooju te mooy dox mbokk soo ñëwee mu ñëw soo ñëwul mu ñëw moom ko takk ci ñëw nga ak ñëw waaye noonu la mën a mel parce que dafa yaroo ci keppaaru ay nitu yàlla te dañuy wax ne borom laj ko lañ boo jonjoog moom rek bu la neexee xeeñ loolu kon du ñu bett ci moom Oustaz El Hadji Camara ñuy bég lool ci teewaay bi ndax wax yàlla jotam mayu ko ndax fa mu nekk dafa yore jàkk ñu ko jiite te ñoo itam dinañ koy soxla waaye li may wax ci mbokk rek bu jotee rek mu bàyyi lépp daal di ñëw bokk ak ñu mbir mi kon yal nañ ko yàlla fayal si topp di suñu mag suñu xarit suñu soppe muy Kemmo Camara moom itam suñu mag la moom yar waaye yàlla dafa dogale ci diggante bi cofeel bu rëy 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 mu tàmbali nag ci soxnaam dem ba ci ay doomam yàlla dogal na moom a jëkk tuddee doom keroog bu muy tuddee doom damaa jóge fii daw ba ginnaaw raay taxaw ma benn yoon jóge ginnaaw raay daw ba de yegg siwaat fii ndax mbégte ndax boobu laa jëkk am tóndu waaye yemu ci mu jëlaat sama rakk Ami Camara tuddeewaat ko doom benn kër nga tuddee fa ñaari nit doom kooku wane na cofeel bu rëy waaye jàngale bu rëy ci nekk itam waaye moom noonu la mel ala kulli haal moom itam gis nga li ma wax ci Oustaz Camara lay wax ci moom waaw bés bu jamono bu ne day jóg di seeti mbokk yi ba ci samay soxna day déplacé ñëw di leen seeti ñu waxee mu ne maa leen war a seet kon moom itam teew na ñu koy sant di ko gërëm di ko ñaanal borom bi subhanahu wa taala yàlla na yàlla fay ko jéego yi mu def ba ñu ba fii yàlla na ko yàlla fay biir aljanna ci barke sayyidina Muhammad alayhi salaatu wa salaam ñuy gërëm tam délégation bi jógee ci jumaa ji ñoom ñëw nañu ci bërëb boo xam ne war nañ fi ñëw ndax fii seen bërëb la ñëw fii ci wàllu jumaa ji ñuy seq
yàlla teg ko seen loxo ñu ci sonn lool ci li ma gis ak li ma dégg loolu nag ñu defal ko ñëpp parce que ñëpp la war taxaw jumaa moom ñëpp la war waaye ñoom futteeku nañ te ku nekk xam na ne nekkul lu yomb lu diis la ndax nit ñi bokkuñu moo tax na ñu ngi leen di sant ci teewaay bi di leen gërëm di yàlla di leen ñaanal yàlla ci guddi bi jéego yi ñu def ñëw ba fii yal na leen ko yàlla fay ci jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di gërëm ñëpp nag mbokk yi ñëpp gis nañ leen Sali Camara gis nañ ko Ami Camara moom itam ñëw Xadi Camara ñëw na ànd ak délégation mag jóge Mbuur ñu ñëpp dégg nañ seen teewaay ak Aline Camara moom itam ñu ngi ci mbooloo mi ñu ngi gërëm ñëpp dinañ ci dellu soit incha allah balaa ñuy yëkkati jotaay bi. waaw kon discours bi mooy discours daara ji ren ci gàmmu gi mi ngi wax nag ci diggante njëriñu benn cëru doomu aadama muy cerveau ak importance su ñaan nan lañuy war a def ba doomu aadama raw ci jamono ji nga xam ni dañu ko gaw te gaw bi ñu teg ko ci xam-xam ba mu def jeexintal ci xelam ak ci xolam loolu nag gëstu wane ne mënul ànd ak ngëm yàlla bu wér ci loolu lañu tànn benn cëru doomu aadama te mooy cerveau cër la boo xam ni buñ ko xoolee pexe yi ñu tëral mooy def ba duñ ko mën a jëriñoo ndax fëkk gi nga xam ne dinañ ko fëkk ba du xalaat li mu war a xalaat wala boog muy xalaatee nu dëppoog nu ki bind doomu aadama bëgg mu xalaate ko français rab tey boo xoolee ci borom xam-xamu àdduna yi dafa mel ni gisuñu yoon wu ñuy génnee ci gaw bi nga xam ni gaw nañ ko xel ci biir loolu nag la daara ji jóg gëstu yoon woo xam ni bu ñu fa jaaree mën nañu génn ci gaw bi nga xam ni gaw nañ ko xel te loolu mooy nan la ñuy def ba exploiter matière bii di cerveau ak def ay ñaan kon moom mooy waxaat rek ne discours bi dafa jëm ci xel jëm ci wàllu xel ak importance su ñaan mu ne kon xel ak ni nga xam ni noonu lañ ko mën a jëfandikoo maanaam nan la ñu war a def ba mun ko jëfandikoo ca gën gaa rafeti anam kon mooy zikr. Comme nous le savons tous, un être humain ordinaire utilise certes tout son cerveau dans sa vie courante, mais il n'utilise pas toute la capacité de celui-ci. Certains scientifiques estiment ses capacités inutilisées à environ 90%. Mais comme nous le savons, doomu aadama dana jëfandikoo xelam ci dundam waaye du ko jëfandikoo ba mu jeex mu ne am na ci borom xam-xam yu wax ne yu xayma ne doomu aadama xel mi ko yàlla jox 10% rek la ciy jëfandikoo maanaam 90% yëpp du ko jëfandikoo du ko utiliser. Dans de très rares circonstances, il peut arriver qu'inconsciemment une personne amplifie cette capacité. Et très souvent, la peur en est le premier moteur. Par exemple, l'histoire de cette femme qui arrive à soulever un camion par la seule force de ses bras, voyant son enfant sous le camion. Ce n'est qu'un exemple, il y en a tant d'autres relatés ça et là. Mu ne ci ay circonstances yu néew dana maanaam nit
dana mën a yokk ay maanaam mën-mënam te li ci ëpp ragal moo koy sooke maanaam nit bu tiitee mën naa def loo xam ni bu doon dafa deseeg sagoom du ko mën léeg-léeg mën ngaa tëb te maanaam tiit comme ndaw sa nga xam ni daloon na ko gis camion bi maanaam mbëkk doom ja ne ci suuf mu tiit ba yëkkati camion ba maanaam kattan nga ko yëkkatiloo camion ba tiit ba mu tiit moo ko sookee mu ne lii nag benn exemple la ci lu ñu na wax yu bëree bëri am na ñuy tiit di jéggi miir ñuy tiit maanaam daal bëri na exemple. Certaines personnes réalisées soulèvent aisément un bloc de pierre en un seul petit doigt, mais en réalité le doigt n'est qu'un prétexte. Ce qui soulève, c'est leur propre volonté, car le bloc de pierre en tant que tel n'existe pas. am na ci jëmm yoo xam ne danañu am kàttanu yëkkati doj wu rëy ak seen baaraamu sànqale ñu ne nag du baaraam bi ci boppam moo yëkkati waaye maanaam volonté bu ñu am pas-pas bi ñu am ngir yëkkati moom moo yëkkati xeer woowu doj woowu. Par la seule force de la volonté, des cellules du cerveau jadis inactives peuvent être stimulées et réagir automatiquement sur le corps de l'individu qui voit donc son environnement différemment. kon ñu ne pas-pas ci boppam dana togg ay cellules yi nekk ci xelu doomu aadama yoo xam ni ca njëlbéen ga dañu nekkoon ay cellules yuy nelaw waaye bu ñu leen yeeyee rek bu amee lu leen yee rek da ngay gis automatiquement mu doon ab kàttan boo xam ni wuute na ak da nga xam ni noonu la ko nit doon jëfandikoo. jërëjëf Ousmane. ñu ngi ñaan nga taxaw tuuti ci point boobu nga toll. mu war ci ñëpp tey muy volonté. xëccu jëm ci dara ànd ceeg fulla ak fayda te bañ a xeeb sa bopp yàlla bëggul ko xeeb boppam. nit ki mën na lu ne nit ku yàlla bind mën na lu ne rawatina jullit. waaw muy point boobu nga toll. waaw ñu war a jàll si jàngalewaat bu baax moo tax ñu bëgg a indi image bi. gis nga ndaw si tànk la amul loxo ndaw si ngeen gis ni amul loxo ay tànk rek la waaye tànk yi lay léttee gis nga day létt gis nga ñaari tànkam yi lay léttee ndaw si te da koy létt ba létt yegg boole ko nag di ko xaw ma xaj ji ngeen koy wax. di ko xaj ji te yëpp ay tànkam la koy nga gis ne kon doomu aadama yàlla may na ko. yàlla tëj buntu yëpp jamono bu la xañee lenn rek may na la lenn. waaw mu ngi des nag ci yow nga def volonté ak nangoo jëfandikoo sa xel te bañ a jàpp ne mënu loolu nit du ko xelaat soo ko defee rek mën nga yegg wala nga def loo xam ne duñ yëg. Si une personne peut mettre en action la capacité inactive de son cerveau et augmenter de 5 à 10% le niveau de la partie active de celui-ci au moyen de certaines pratiques, elle serait en mesure d'acquérir un esprit plus puissant ainsi que différentes capacités mentales de haut niveau telles l'intelligence, la compréhension, la profonde réflexion et l'imagination. mu ne bu fekkee ni nit mën na jëfandikoo kàttan yi nga xam ni dafay nelaw ci xel mi ba yokk ko ci juróom wala 10% ci niveau bi nga xam ni mooy niveau bi yeewu ci ay pratique ay jëf yoo xam ni daf koy def mu ne doon na yegg ci doon lu am kàttan ci ay capacité ci wàllu xelam yoo xam ni dafay kawe lu mel ni intelligence mooy xel wala compréhension di dégg la profonde réaction di xalaat bu ñaw ak imagination ak xalaat. Certaines pratiques spirituelles comme le zikr ont précisément cela pour but mu ne kon am na ay jëf yoo xam ni dafay xëcc jëm ci borom bi lu mel ni da lay xëcc jëme ci borom bi lu mel ni zikr ñu ne loolu mooy seen jubluwaay kon zikr jubluwaayam mooy yokk kàttanu xel di ko xëcc jëme ko ci boromam. Signalons au passage que le cerveau chez l'homme a pour fonction de renforcer son corps holographique, c'est-à-dire son corps astral, aussi désigné par le mot âme.
ñu ne kon ñu bàyyi xel ne xelu doomu aadama bokk na ci njëriñam mooy kàttanal ruux yi nga xam ni moom moo nekk ci jëmm ji. Plus vous aurez développé votre cerveau sur terre par le biais des pratiques suggérées dans le Coran et en pleine connaissance de leur but, plus votre corps astral après la mort sera renforcé. mu ne kon kéemtalaay nooy góorgóorlu ci ay xeetu zikr ay jëf yoo xam ni comme ni ko alquran waxee noonee la sa ruux di amee kàttan ginnaaw boo génnee àddina. Le cerveau humain est de très loin la création la plus surprenante, la plus complexe et la plus magnifique de tout l'univers. mu ne xelu doomu aadama raw na maanaam ci li nga xam ne moom la yàlla bind bokk na ci kéemtaan yi gën a rëy kéemtaan yi gën a ñaw kéemtaan yi gën a yéeme ci li nga xam ni moom la yàlla bind ci kaw suuf. Mais l'homme ordinaire ne s'en rend pas compte et l'utilise à des fins purement matérielles. waaye nag ñu ne doomu aadama bàyyiwu ci xel te it jubluwaay bi xëy na dafa jëm rek ci yokk wàllu matériel. L'être humain n'est rien sans son cerveau. C'est ce qui le distingue de l'animal. ñu kon doomu aadama moom boo ci génnee xelam daanaka moo rab a yem loolu nag xel mi moo ko wutale ak li nga xam ne mooy rab. La pratique la plus efficiente en vue de développer le cerveau et ses capacités enfuies est la méditation. ñu ne nag jëf ji nga xam ne moom mooy di gën a mate ci dooleel xelu doomu aadama ak i kàttanam ak yee kàttan yi nga xam ne dafa dëxëñu ci moom loolu mooy méditation mooy toog di xalaat ci borom bi ak yi mu bind. Que se passe-t-il en réalité dans le cerveau durant la méditation? mu ne lan mooy xew ci xelu doomu aadama bi jamono bi nit ki toogee di méditer. La personne qui commence sa méditation en se concentrant sur un sujet, sur un objet, un sujet, etc., elle sollicite ainsi son lobe frontal, la région de l'attention. mu ne nit ki bu fekkee ne mi ngi tàmbali méditation maanaam di xalaat ci benn mbir mu ne loolee kat dafay yee li nga xam ni mooy attention mooy bàyyi xel bu muy bàyyi xel mbir. waaw Ousmane foofu tam liñ ci dolli rek mooy wax importance su xel te loolu da koy fekk ci islam. xam nga ne islam moom balaa lay sant dara da ngay am xel ba pare. xale boo amagul xel islam sant ko dara rek kenn tëgg ko jaamu yàlla. naka noonu ki xelam tàqali ko ak moom ñu tuddee ko def islam sant ko benn jaamu yàlla. parce que xelam na mu moo tax yàlla fiir ci xel lépp loo xam ne dafay tàqalinte xelam yàlla da koy araamal. mu tàmbali ci sàngara ak yu mel ni moom. kon islam jox na cër xel moom nag dañ koy aar dañ koy protéger. parce que noonu ñi nga xam ne dañuy xeex islam bi ñu xamee loolu dañuy daal di am programme yoo xam ne dafay détruire dafay yàq xel doomu aadama. image yi ngeen di gis ci télévision yu bari looloo ko tax a jóg parce que film yu bari yahud yi ñoo ko defar. dañ koy defar nag jaar la ko ci français yi ñu mel ni waaye boo toppee bu film yi jeexee ngay jàng tur yi ala kulli xel di nga ci gis ay tur yahud. ñoom ñooy nekk ci suuf ndax ñoom yàlla dafa dogal dañu am xam-xam ndax yonent yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam. moo tax tey ci monde bi toll lu ne rek seen loxo nga ci wàllu xaalis ci wàllu doxalin ci wàllu armement lépp loxo yahud ma nga ci. yàlla avertiroon nañu ca yàgg ci alquran yahud ak nasaraan mu ne walan tarda anka al yahud wa nasara hatta tattabi'a millatahum. alquran ne na yàlla nee na yahud ak nasaraan du ñu dañ di leen xeex lu dul da ngeen bàyyi da ngeen nekk muy islam ñu fekk leen tant que loolu amul du ñu bàyyi bu xeex kon xeex bi du màgget mu bu demee bay màgget ñu yee beneen bu bees boo dul xam. ma waxoon nag ne xeex bi gën a métti bi gën a bon bi ñu gën a jekku tey islam ba jullit yëpp di rayante te yëguñu ko mooy xeetu xel. foofu la ñuy jël xam nga soo lekkee loo bëggul soo jëlee sa baaraam nga looju da ngay wëcc. loolu génn
waaye lu sa xel enregistré dootul génnati ñoom buntu boobu lañ ñu jaar moo tax ba tey reyante yi am ci islam taxalikoo bi am ci islam jullit yegg ci noonu ak morom jullit ba yéene ko mu dee te loolu bokkul ak jàngale sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu nag ngaañ la bu ñu gaañ mu ñu dal noonu te yàlla waxoon lu leer wax nga ko sànq wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu daf ko tere bu leen tàqali ko mukk lépp lu leen di tàqale rek araam na lépp lu indi tàqali ko entre nit ak jullit ak moromam rek loolu araam na dañ ko war a daw waaye gaañ bi ñuy gaañ moo xóot gaañ bi ñuy gaañ moo sori gis nga charia mu tëralee gis li nga war a xool ak loo war a xool pour sàmm rek xelu doomu aadama yi c'est problème solo lii moo tax nag jullit mënatuñu xalaat ñu ci tardé nañ ci wàllu fan yëpp ci dund booy xool dañ ci tardé parce que mënatuñu xalaat bi ci des tam mooy du ñu comprendre àdduna bi fu mu toll nit ñi fi ñu toll duñ ko comprendre maanaam contexte bi àdduna bi doxee duñ ko comprendre yow fi nga bokk rek ni mu déggee noonu ngay déggee yow fi nga bokk kuréel bi nga bokk ni mu déggee rek noonu ngay déggee moom laa leen doon wax ci daawa woote bi ñuy woote te woote boobu dafay feeñ ci aïmma yi jiite jumaa yeeg jàkk yi Oustaz Diop ngeen baal daf ciy feeñ parce que discours bi ñu war a yore tey du discours guerre li ñu dal doy na léegi li ñu waroon def mooy nan la ñu war a def waxtaan ak jekk ba jullit yi dellu siwaat bëggante soppante parce que loolu mooy jàngale Seydina Muhammad mais bu fekkee da ngay won nit ñi ne yow li ngay wax mooy dëgg te doo joxoon lu dul lu bon mel lu baax amul kon yàq na lu bari lu baax am na de waaw bu àjjuma jotee nga dugg ci quartier yi gis jumaa yi ni muy feesee loolu baax la de dañ ko war a sante Boroom subhaanahu wa taala lu baax am na de bu ñu demee ba weeru koor nga génn ci mbedd mi foo taxaw ndogu loolu baax na dañ ko sante Boroom subhaanahu wa taala parce que yombul bu ñëpp ko mën a am ak yeneen yoo xam ne dinañ ci ñëwaat ci kanam yooyu dañ ko tudd parce que baax na wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis alquran lañ wax loolu waaye ñun ñu bàyyee ko seen discours yëpp ñun ñuy wax raate seen discours yëpp mooy wax lu bon rek joxoñ mbonu nit rek te xoolal def affaire bi am na stratégie ndax diine kenn moom ko yàllaa ko moom yonent bi sax moomul diine diine yàlla rek ko moom kon booy waxtaan ak jaamu yàlla yi nga wax leen di leen di jëriñ mais di leen ŋàññi di leen xas di leen ŋàññi ba finalement ñoom dañuy jàpp ne mboolem ñuy waaraati ndey dem safar donc ak ñuy waaraati yëpp daal daanaka amuñu xam-xam biñ leen déglu te xoolee alayhi salaatu salaam éloquence am yàlla yonent bi éloquence am ak melom ni mu daan fasciné buy waxtaan ak nit ñi waaye loolu yëpp dañ ko teg fële léegi daanaka daal yuuxante ak xasante rek moo fi nekk loolu nag ku ko def dafa diine dëppaloo diine dinaa ci jox benn exemple ñu nga continuer xoolal yàlla bi muy tere sàngara ñëpp ko doon jëfandikoo ci arab yi même jullit yàlla bu ko tere tëbul jëm rek nga am sàngara aram na daf ko tàmbale par étape bu leen ko jege boo leen di julli bu leen man di mukk di julli jamono ku teree benn rek am jullit yu bari yu ne kon bàyyi naa ba mu amee majorité rek la daal di wax ne araam na ci fa xam boo kenn dafa ti même yàlla day def ak mépa day ndaxante waaw mais boo bëggee yow ne lii bon na taxawaay ko bon boo xam ne day mel ni yow mucc nga ci loolu du xalaat de façon discours boobu malheureusement mooy discours islam tey dans le monde entier yan ci yàlla yan ci yàlla musal amiin waaw kon ma bàyyi la nga continuer waat. Des impulsions sont ensuite envoyées vers une structure que l'on appelle le thalamus. Cette structure surgit sur le cortex visuel. Le kon jamono bu nga xamee ni xel doomu nit dàkk na xelam ci benn mbir ngir di ci xalaat di ci méditer mu ne am na ay yëg-yëg yoo xam ni dana yegg ci wàllu ci cerveau bi fa ñu tuddee thalamus benn partie la ci xel doomu aadama mu ne
foofee nag ca foofee lay am lu sànneeku ci li nga xam ne mooy cortex visuel bi benn cër la boo xam ne mooy cëru gis ci doomu aadama. C'est ensuite autour du système limbique, le système qui indique aux émotions d'entrer en jeu. L'hippocampe et l'hypothalamus commencent à inhiber l'activité du lobe pariétal, la région responsable de la perception de notre corps et de notre relation avec l'environnement. mu ne kon ca noonee le système bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee système limbique muy fa nga xamee ni fa la yëg-yëg yi dafay yee ko ca lay yeewoo nag mu ne cër yi ñu tuddee l'hippocampe ak l'hypothalamus ca la ñuy tàmbalee nag di jox di dekkil li nga xam ni mooy le lobe pariétal mu ne bërëb bi nga xam ni fa la gis-gisu suñu jëmm ji fa la gis-gisam nekk mu nekk nag maanaam ak relation ci li nga xam ni mooy environnement bi fi doomu aadama nekk di dund mu ne résultat bi ñu am mooy la sensation de flotter et de ne faire qu'un avec le monde avec l'univers mu ne yëg-yëg bañ cay jëlee mooy mu mel ni da ngay flotter nekk kenn maanaam jaxasoo ak àddina bi ak maanaam dënd bi nga xam ni fa la doomu aadama nekk di dund. C'est l'expérience de l'unicité de l'esprit, le fatou ou le déluge spirituel. Vous éveillez aussi wala ainsi peu à peu votre vraie nature mu ne jaxasoo bi moom mooy expérience su kenn lu xel maanaam nit dana dem ba jaxasoo ak boroomam yàlla defal ko li nga xam ni moom mooy fatu bu ko defee nag la yàlla nëbb ñëpp du commencé di feeñ ci jëmm jooju dëgg yàlla di mooy dootul doon kump ci moom dafay mel ni yàlla dafay muri kiiraay mu jàkkaarloo mbir ñi ca nañu nekkee ci seen dëkk mu ne nii lay demee nag ba dëggi doomu aadama naturel di feeñ. Une personne qui réalise cela ne se sent plus séparée des autres mu ne képp ku yàlla defal fatxu bi moom dootoo yëg ne yaag nit ñeneen ñi da ngeen a séparé waaye da ngay yëg ne yow yaa dajale ñëpp ci benn jëm. La méditation est aujourd'hui une pratique tellement répandue en Occident et en Orient qu'on croirait qu'elle y trouve ses origines mu ne nag léegi méditation moom doon la loo xam ne daanaka wesaaroo na ci dëkk saw maanaam Occident ak Orient fële ci Asie ba ñu yaakaar ne sax foofee la askanoo fa la cosaanoo. Pourtant les musulmans ont été invités dans le Coran à la pratiquer sans relâche, non pas dans le but d'adorer un Dieu du ciel, mais de renforcer les capacités de leur cerveau et d'éveiller en eux les qualités dont ils auront besoin dans leur vie future. mu ne nag pourtant day jullit yi alquran woo na leen ci yoon yu bëri ci ñuy jëfandikoo ci lu amul ab li nga xam ni moom mooy xalaat di def méditation nga xam ni jubluwaay bi du doon jaamu yàlla nga xam ni mooy rabbu samawati wal ard waaye dooleel seen kàttanu xel te yee ci ñoom ay qualité yoo xam ni danañ ko soxla ci seen dund bi nga xam ni ginnaaw dee la nekk. alquran wax na ci suuratu Muhammad ci aaya 24 ne médite-t-il pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur mu ne xanaa ñoom duñu xalaat ci alquran bi wala seen xol yi dañ koo kaste. afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha kon ca suuratu Saad tamit ca aaya 20 yàlla wax na ni voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets mu ne téere bi téere bu ñu barkeel la ñoo ko wàcc ci yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir ñoom jullit yi ñuy xalaat ci aaya yi ci ay kéemtaanam. Sourate Baqara aaya 200 yàlla mi ngi koy wax ne ainsi Allah vous explique ces versets afin que vous méditiez mu ne nii la yàlla def di leen di taaj ci yéen ci seeni bët ay kéemtaanam ay aayaan ngir ngeen di ci xalaat. Ainsi Allah vous explique les signes afin que vous méditiez mu ne ca noonee la leen di yàlla di expliquer maanaam di
di leeralal ay aayaam ngir ngeen di ci xalaat suratu baqara aaya 2juróom-benn ca Ali Imran aaya 141 ma ngay wax ne qui debout assis couchés sur leur côté invoque Allah et médite sur la création des cieux et de la terre disant notre Seigneur tu n'as pas créé cela en vain gloire à toi garde-nous du châtiment du feu mu ne am na ci jëmm yi nga xam ne moo xam ne dañuy taxaw wala dañoo toog wala dañoo tëdd ci seen weti ndeyjoor wala càmmoñ ña ngay tudd yàlla di xalaat ci mbind bi nga xam ne yàlla bind na ko asamaan ak suuf ñu ngay wax naan yow suñu borom lii dey sàkkoo ko ci neen sàkkoo ko ci kese tudd nañ sax sellaange mu yàlla musal ñu ci mbugalu safara yàlla nañ ci yàlla musal ñun ñëpp ci barke guddi gi suratul A'raf aaya 1juróom-ñett yàlla ngi ciy wax ni n'ont-ils pas médité sur le royaume des cieux et de la terre et toutes choses qu'Allah a créées et que leur terme est peut-être déjà proche en quelles paroles croiront-ils après cela mu ne xanaa ñoom duñu xalaat ci nguuru asamaan ak suuf ak lépp loo xam ne yàlla bind na ko ak ñoom seen ab nga xam ne jege na mu ne ginnaaw lii ana lan la ñuy mën a gëm wax na it ca suratul mu'min aaya 1juróom-ñett mes versets vous ont été récités auparavant mais vous vous en détourniez en franc d'orgueil et vous les dénigrez au cours de vos veillées. Ne médite-t-il pas donc sur la parole, le Coran, ou est-ce que leur est venu ce qui n'est jamais venu à leurs premiers ancêtres? mu ne sama aay kat maanaam doon nañ ko indi ci yéen doon leen ko dégtal waaye da ngeen ko daan wan ginnaaw ndax rëy boo leen toogee ca seen jotaay ya di ngonnal ngeen di mokke sama aaya yi di ci gis ay njuumte mu ne xanaa duñu xalaat ci kàddu gi nga xam ne mooy alquran wala da leen dikkal lu dikkalul woon seen maam yi leen jiitu ca suratu Saad aaya 29 wax na ni voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent mu ne téere ngi nii boo xam ne dañ koo barkeel ñu wàcce ko ci yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir yulli ci wala doomu aadama yëpp di ci gëstu waaye nag ñi nga xam ne ñoom ñooy borom xel yu rafete ñoom ñooy daj dëgg yi. La méditation dans l'islam a plusieurs formes mais celle par excellence est le zikr mu ne méditation di toog di xalaat ci yàlla ci diine ji di islam bëri na ay façon waaye ba ca gën mooy zikr mooy tudd yàlla. Il consiste en la répétition continuelle d'un nom ou d'un attribut divin d'Allah afin de susciter l'éveil des cellules nerveuses en rapport avec ce nom et d'éveiller la capacité correspondant au nom répété. Zikr boobu nag mu ne li nga xamee ni noonu lañ koy defee mooy di baamtu benn turu yàlla ngir tur woowee jaxasoo ak cellules nerveuses yi bu ko defee nag mu yee ci doomu aadama bi kattan yi nga xam ni moom la turu yàlla boobu làmboo. Le zikr est ainsi un moyen de dévoilement des qualités d'Allah en vous-même mu ne zikr kon ak jumtu maanaam yoon la woo xam ne da lay may sifaatul la maanaam melokaanu yàlla yi di feeñ ci yow di feeñ ci de telles qualités se trouvent déjà en vous-même dans votre cerveau et c'est par l'intermédiaire du zikr que vous les réveillez mu ne tey qualité yooyu dafa nekk ci yow di nelaw zikr nag moo ko yee booy zikr rek qualité yooyu dafa yeewu ci yow ndax yàlla da koo dëxëñ ci yow waaye zikr moo ko mën a yee. Par la pratique du zikr différentes régions dormantes de votre système cérébral sont engagées et deviennent actives. Ainsi la capacité de travail de votre cerveau commencera à augmenter. mu ne kon zikr dafay kàttanal li nga xam ne mooy xelu doomu aadama ba nga xam ni yi doon nelaw ci moom te war koo jëriñ
dafay yeewu bu ko defee nag sa cerveau maanaam xel mi di mën a liggéey bu baax nga xam ni saa su nekk soo ko soxlaa rek dafay daw en plein régime. Par le zikr, votre compréhension devient plus nette, affranchie de toute fausseté. Votre corps astral est fortifié. La lecture du Coran laissera apparaître certains mystères cachés que vous étiez incapable de percevoir. mu ne zikr tudd yàlla dafay yokk dafay may nit ki dégg daf koy génne ci lépp loo xam ni lu dëgguwul la day raxas ci moom ñàkk dëggu mu ne day kàttanal ruuxu doomu aadama mu ne di jàng alquran dana la ubbil ay kiiraay yoo xam ni ba jamono bi nga ko deful woon doo ko mënoo ko woon gis. Lorsque vous pratiquez le zikr, vous répétez continuellement un nom d'Allah un certain nombre de fois, tout en gardant en mémoire le sens de ce nom. Le sens de ce nom se déclenche alors dans votre cerveau par l'activation de flux bioélectriques dans la région qui s'est activée. mu ne kon zikr moom ni ñu koy defee mooy di baamtu benn turu yàlla moo xam nangami yoon ci bés bi moo xam suba ngoon nga koy def di ko baamtu mu ne nag ca noonu nga yee li nga xam maanaam ca lay déclenché wu maanaam benn flux bioélectrique boo xam ni moom moo nekk ci partie cerveau bi nga xam ni yeewu na zikr bi yee na ko. Ainsi, cette énergie bioélectrique commencera à circuler, entraînant de nouveaux neurones de votre cerveau à s'activer eux aussi et à travailler. Ko defee nag mu ne flux bioélectrique boobu day yeeyaat yeneen partie ci sa cerveau boo xam ni nag dana ca daw ci ay neurones yoo xam ni danay yokkaat kàttanu xel mi ngir mu mën a gën a sawar ci liggéey kon xel dafay tayal am lu koy yee mu sawar zikr moo koy yee. Résultat, votre cerveau se développe, votre compréhension s'accroît. Et zikr après zikr, par exemple, dans un délai de 8 semaines environ, votre personnalité même va changer. Mu ne kon noonu nga résultat bañ cay am mooy cerveau bi xel mi dafay yokk sa xalaat it yokk mooy booy zikr lu mel ni juróom-benni semaine. mu ne yow ci sa àllu bopp sa jëmm dafay soppeeku ainsi que votre compréhension a rapport avec le sens du nom que vous avez utilisé mu ne ca tur wa nga xam ne moom nga doon jëfandikoo dafay méngoo ak sa personnalité dafay tamit méngoo ak sa dégg-dégg mais l'importance du zikr ne se résume pas seulement à cela waaye nag importance du zikr yemul foofu rek. En effet, durant la pratique du zikr, l'énergie spirituelle qui se dégage de votre cerveau alimente en même temps votre corps holographique de fréquence, votre corps astral. mu ne ginnaaw njëriñ boobu nga xam ne zikr am na ko dana yee ci yow benn énergie benn kattan boo xam ni dafay bàyyeekoo ci sa xel di suuxat li nga xam ni mooy sa ruux di suuxal ruux bi. Tout comme la nature que vous mangez, tout comme la nourriture que vous mangez entretient votre corps physique, les pratiques islamiques désignées par le terme ibadat entretiennent elles aussi votre corps astral qui vit en fait de ce que vous lui fournissez comme énergie. Elle le fortifie. mu ne ni nga xamee ne noonu ngay lekkee ngir am kàttan di suuxat sa jëmm ji maanaam ibaadaat yi jaamu yàlla yi tamit noonu lay suuxatee sa ruux di ko dundal di ko jox énergie bi nga xam ni moom moo koy kàttanal. Dès que vous aurez quitté ce monde, c'est-à-dire à la mort, c'est ce corps qui survivra et il vivra pour l'éternité avec le carburant, l'énergie et la compréhension que vous lui aurez transmise sur terre. mu ne nag bu fekkee ne nag dem nga ba génn àdduna mu ne jëmm jooju ruux jooju moom mooy li nga xam ni mooy continuer di dund abadan te it la koy dundal mooy zikr ya nga doon def mooy doon carburant mooy doon énergie bi nga xam ni moom nga bàyyeekoo ca jëf yi nga xam ni moom nga doon jëf ci kaw suuf kon kéemtalaay kàttan luy jëf yi di rafet ak zikr yi di bëri
noonee ngay la ruux bi di amee kàttan ngir nu muy dundee ginnaaw dee nu muy dundee ca barsax. Dès lors, il est évident que négliger cette pratique est la plus grave imprudence qu'un musulman puisse commettre, quand bien même il ait déjà atteint son moi originel. mu ne maanaam sàggane zikr mooy sàggan bi gën a rëy càggante bi gën a rëy bu jullit mën a def dontele dem na ba yegg fi nga xam ni fa la doomu aadama waroon yegg ci li ko yàlla jagleel. Chacun a grand besoin de pratiquer encore et toujours à quelque niveau que ce soit. mu ne képp kenn ci ñun war na def kéemtalaay lu mu mën a jëfandikoo ci zikr ak kéemtalaay lu mu mën a jaamoo yàlla na ko def ndax loolu moo koy dimbale ci dund bi nga xam ne mooy ñëw ginnaaw dee. Plus la capacité du cerveau augmente par la pratique du zikr, plus la personne réalise Allah comme étant sa vérité et ne formant qu'un avec Allah, et ceci parce qu'il a créé l'homme en lui dotant de ses propres qualités. kéemtalaayu doomu aadama nu muy góorgóorloo ci zikr xel ma di am kàttan noone lay teewalee yàlla ci jëmmam ja ba di dem ba moom ak yàlla day doon benn ndax kat yàlla dafa togg nit jox ko ay melokaanam maanaam ay sifaatam. Le schéma qui suit montre l'état de certaines zones du cerveau avant et après le zikr. Nous le résumons comme suit. Tous les jours, vous enregistrez dans votre cerveau, même sans le vouloir, des multitudes de données. Musique, discussion, bruit au bureau, dans la rue, et votre cerveau enregistre tout, si bien qu'à la fin de la journée, votre cerveau est saturé et bourré d'informations qui en fait ne servent à rien. mu ne zikr moom mooy raxas yenn yi nga xam ni xelu doomu aadama dafa koy enregistré bés bu nekk te mu doon ay mbir yu bëri yoo xam ni xel mi soxlawu ko lu mel ni musique léeg-léeg nga dugg ci oto même boo bëggul déglu musique sax musique baa ngi jolli xel maa ngi koy jàpp léeg-léeg mu fàttali musique yu yàgg yoo xam ne daa nga ko déglu ak yenn xalaat yi yenn waxtaan yi yenn bruit yi ca bureau ba ca mbedd ma cerveau bi dafay enregistré yépp ba nga xam ne maanaam bu bés ba jeexee sa xel mi dafay saturé fees dell ak ay informations yoo xam ni soxlawu ko. Par l'effet de la méditation zikr, vous éliminez toutes ces données qui alourdissent votre cerveau et créez ainsi des zones vides, épurées, prêtes à accueillir le nom d'Allah que vous utilisez pour votre zikr. lii moom xam naa ñu utiliser portable yi war nañ ko xam léeg-léeg mémoire bi dafay pleine te nga am loo soxla war ko mu am njëriñ léeg-léeg da ngay yegg nag ba effacer mémoire bi ngir yeesalaat ko. zikr yi noonu lay effacer mbir yi nga xam ne soxla woo ko te amalu la njëriñ. kon jamono durant le zikr jamono bi ngay zikr le lobe frontal du cerveau se libère des émotions et autres soucis et pensées. mu ne xel mi nga xam ni moom ngay teewlu dafay effacer yi nga xam ni moom la ñuy tuddee ay fausses croyances yi nga xam ni yu mel ni luy nekk la te nekkul. Durant le zikr, le lobe pariétal, qui est la région du cerveau responsable de recueillir automatiquement toutes les données provenant de l'environnement, tend à ralentir ses activités. mu ne jamono bi ngay zikr nag li ñuy wax lobe pariétal bi nga xam ni mooy partie cerveau bi nga xam ni moom mooy capter automatiquement li nga xam ni lépp luy bàyyeekoo ci dend bi nga nekk ci environnement bi nga nekk dafay wàññeeku maanaam dootul jël ni mu waree ndax zikr bi mooy tax. Par le zikr, vous entraînez votre cerveau à révéler le vrai sens correspondant à ces noms ainsi que les capacités divines qui y sont attachées. mu ne kon ci zikr le cerveau bi nag di capter di xam dëgg-dëgg yiy bàyyeekoo ci turu yàlla yi nga xam ni moom ngay wax ci ay ngëneel ak leer yi nga xam ni ñoo ca nekk. Par exemple booy tudd benn turu yàlla ci lim par bés mu ne di nga dem ba gis ne vous allez très vite remarquer que votre volonté va augmenter da ngay dem ba gis ne sa volonté dafay yokk ainsi que votre assiduité
dans la pratique des ibadat. La paresse vous quitte peu à peu. mu ne it da ngay gis ne da ngay sawar ci jaamu yàlla tayal ci jaamu yàlla dafay denc ci yow ndànk-ndànk. Vous serez ainsi surpris de constater qu'il vous sera très facile d'accomplir certaines tâches sans trop vous fatiguer, alors qu'avant vous les trouviez difficiles et pesantes. mu ne ca noonee ngay dem ba gis ni yow kat yaa ngi dugg ci ay jaamu yàlla yoo xam ni danga koy def te ay jamono ku la ko doon def loo nga lànk te léegi yaa ngi koy def te dootu yëg benn coono. Sachez aussi que la personne qui ne pratique pas le zikr est facilement sous l'emprise des esprits invisibles, malignes et maléfiques qui aiment s'amuser avec notre cerveau. baax na Ousmane waaw firi foofu. mu ne xamal ne it ne nit ki nga xam ne du zikr moom ñi yàlla bind te duñ leen gis dañuy lor di gaañ doomu aadama dañ koy foye di foye li nga xam ne mooy xelam. barakallah xam naa dinañ ci dellu si waat damay bañ mu lekk waxtu bi yëpp te fekk am na lu jote war a jàll ndax bu bari ci mag ñi yàlla dogal du ñu mën a toog bu yàgg lool. ayni li gayri jamalikum la tanzuru wa siwakum fi khatiri la yakhturun فإذا لفظت ففي حديث جمالكم وإذا سكت ففيكم أتفكرون